Libas Demba Aljuma Ba ñu ngi noonu koy représenté le maire de la commune de Bambilor muy El Hadj Libaas Ba bu ngi ànd ak doomu ndey monsieur le maire yi ñu bokkal bàyyi yëpp ak tous les responsables ñu ngi noonu wàcc léegi digal monsieur le maire li ñuy wàcc de matériel la de matériel bu riche dañu ànd ñu ngi koy doon Pape Ndiaye léegi nag maa ngi nuyu Ngagne Diop ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu tonton Zal bu baax a baax di nuyu Ngagne Diop bu baax a baax di ko nuyu maa ñi ma àndal ak ñi sama ginnaaw yëpp ñi ngi nuyu Ngagne Diop di kontaan nag ndaxte mënoon ngeen ne dafa jàmp démb rek tay ngeen ñëw kontaan nañu torop si yéen tonton Zal yàlla na sa taxawaay yàgg yàlla na sa taxawaay yàgg ku lay xaar yàlla na nga xaddi kontaan nañu torop di nuyu jigéen ñi madame Diop ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu tuuti ndumbe ñoom awa ñëpp waaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ñu xam ku ñu xamul yëpp ñu ngi lay nuyu di nuyu nag Libaas ñu gën koo xam si King Baba ñuy waaw di la nuyu bu baax di kontaan si sa ñëw teew fii ndax mënoon nga ne xamoo ma sax bëgg naa la de bëgg laa gis loolu ndax ñooy la ñuy jàppale ragal féete nag day xañe wërsëg ñun ñoo ngi seen ginnaaw ba géej gi fer ragal féete day xañe wërsëg ñun Ngagne Diop la ñu àndal waaw képp ku ànd ak Ngagne Diop rek na tàcc te xam ne ñun Ngagne Diop la ñu àndal waaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw nuyu nañ leen ñëpp bu ñu limee juum ñoom Papa Ndiaye ñëpp nuyu nañ leen suñu limee juum waaw di kontaan nag si mbootaay bi wax dëgg yàlla am xeebuñu ma mënoon nañ ne dama tuuti waaye ñi ma mag ak ñi ma féetee xale ñëpp ñoo ngi sama ginnaaw di kontaan ci ñoom torop yàlla nañu yàlla lafal cat may ñu gudd fan ak wér ak wérle di nuyu nag tan faama bu baax a baax ndax lépp moom la waaw ndax tan faama moom laa fekk de te yàqul dara ma fekk mu def fii mbootaay yàqul dara lu may def dinaa dem ba si moom wax ko mu ne ma defal nii defal nee maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di nuyu borom këram bii waaw di nuyu nag délégué de quartier yi bu baax a baax di jéggalu mënumaa wax bu mu mënoon a wax nag mu baax waaye mënumaa wax. day liggéey ba wàcc ñëw fi moom itam ku baax la ku nangoo liggéey la koo xam ne ku bëgg nga ñëw bi ku ko mu ngi noonu bi mu defee loolu mu ñëw suñu kër ma bind ñi ko woon yëpp ñu bind leen bi ñu leen bindee ba pare. quartier bii ànd ak ñun nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñuy liggéey ñu ne ma ñun de résidence yi nga am bëgg nañ ko ci suñ quartier pour ñun itam ñu liggéey gannaaw yàlla dimbale la ba nga mën a jot Ngagne Diop wala ko bokk ci Ngagne Diop ba mën a am ay résidence sa quartier pour dimbale ñooñu ñu mën a wate pour wate ñu ëllëg defal ñu loolu ana Guèye mu ngi fële mu ndegaa moo indi résidence yi ñu yóbbu ko kër Guèye man ak moom ñu ànd fa ne ko résidence yi des 20 la jàpp ci bu doyul ñu waxaat saal mu dolli parce que ñun lépp loo xam ne pour jàppale Ngagne Diop duñ ci sonn duñ ci taay heure bu nekk ñu ci loolu la ñuy dox ànd ak Sarr. beneen bi ci topp mooy man dama ne politique ñun ñi nga xam ne ñoo bokk fuñ jëm noonu woote ne suñ diggante maanaam réeroo woote nekk suñ diggante fal Ngagne Diop moo ñu tax a jóg. bayal fii sa morom bay fii ngeen bokk daje ñun ñëpp ku nekk fa nga ne liggéey fa soo liggéey fii sa morom liggéey fële ku nekk la nga liggéey moo lay wone waaye maa fi toll nii jaru ko ñun passé Sall dama ko wax benn bés ne ko ñun ñi nga xam ne ay mag lañ bi ma nekkee fii yàggul waaye dama bëggoon ñun ñu féetee mag ñu def benn maanaam daanaka groupe bu mag daal laa ko mën a tuddee suñ gisee ñoo xam ne ñu ngi ci biir parti bi te bëgg a noonoo ñun nañ sol suñu dàll am na foo xam ne Ngagne mënu fa dem ñeneen mag ñi ne ci biir parti bi ñoo mën a sol seen dàll dem wax ak xale yooyu bu nekkee ay xale la bu nekkee ay mag lañ ñu dem wax ak ñoom pour lan pour ñu jubóog Ngagne ñu jubóog ñoom ñëpp parce que Ngagne moo fa mën a dem wax leen dara ñii jàppale Ngagne ñooy xool ñiy réeroo ci biir parti bi ak ñi xamul Ngagne ak ñi nga xam ne dañoo bañ Ngagne te ñàkk koo xam a tax bëri na koy bañ Ngagne da nga koo xamul am na ñoo xam ne suñ ko xamoon duñ ko bañ
léegi nag ñi nga xam ne ñoo mën a dem ci quartier pour wax ak ñooy dem ci quartier wax ne leen Ngagne nii la mel lii la bëgg ci quartier bi lii la yéene def na lii des na lii bëgg naa defaat lii loolu mooy yoon mais nag suñ toogee bu Ngagne demee ñu ànd ak moom su demul duñ dem loolu du liggéeyal Ngagne sama xalaat man ci politique fu mu demut yow mi fa mën a dem yaa gën a woyof mbubu àndal ak dem fa nga ànd ñi ngeen àndal ku fa ànd ak Ngagne nga ànd ak moom ku fa àndut ak Ngagne nga waxalut a ànd ak moom mu waxtaan xuloo du xeex waxtaan la ba jubóo ci kawi kaddu parce que nit ki soo ko fekkee ci li mu bëgg wala li nga xam ne noonu na ci yow leeralal ko rek li nga xam ne moo tax mu bañ ko bëri na loolu leeral nit ki waxtaan ak moom mu bañoon ni dana ëlbatiku ñëw nekk man dama koo xamutoon wala damaa déggoon yooyu yëpp nag ñi nga xam ne ñooy ci parti bi nekk ay mag nga xam ne daanaka xëccoo man maa ne ci kanam ñoo ko war a def ma wax Sall loolu mu Sall ne ma loolu de xalaat boobu yàgg naa ko am waaye alhamdulilah ba ku mel ni yow ñëw waxee lu mel noonu ma ne ko man de bu ma sañoon képp koo xam ne bëgg nga yaa ngi koy liggéeyal danaa la jox loxo ak foo mën a nekk danaa la jox loxo ne la dañu ànd liggéeyal Ngagne pour lan Ngagne falu pourquoi pas Ngagne mënuñ koo fal député fal ko maire fal ko député fal ko ministre kan moo ko gën ci dëkk bi ñuy fal ministre pour lan ñi fi am ministre nii dañoo gënuñu lan moo tax ñu mën a fal ministre mooy dañoo ànd nekk benn booloo pour liggéey kon nag ñun tamit nekk ci dëkk bii nañ booloo pour liggéey jàppale Ngagne gis nga liggéey fu mu mën a am ña fa nekk ñoo koy def jàmbur du bàyyi ko ci beneen gox ñëw di ñu liggéey suñu gox bi kon nag ñun ñu fi ne ñoo mën a ànd ak ki fi ne yàlla teg ko fi ñu ànd ak moom liggéey pour gox yi jëm kanam Mbambilor jëm kanam dëkk yi ànd ak Mbambilor jëm kanam liggéeyoo koy def du moom kenn mënu ko ñun ñooy ànd ak moom la fa ne ci gox ba nga nekk ku fa ne nga ne lii kat doxul lii dox na lam ca man mu def ko lam ca mënul mu dig leen ko di wuti ko feneen parce que loolu moo la ñuy falee nit lam man ca gox ba mu jéem ñu koo defal lam mënul ci gox ba na ko wuti pour jéem ñu ko defal ña fa ne it ñu jàppale ko waaye kaay dimbali nangam kaay defal ñu nangam toog fi nga toog te doo dimbali ki koy def kooku du sotti waaw du sotti kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg ñu defal ñu nañ ànd ñun ñëpp booloo jàppale Ngagne Diop falaat ko massivement fal bu yomb ci mairie bi parce que amul ku muy xëccal ko tax ñuy wax fii kon nag ñun ñu fi ne daanaka dañuy doxantu rek bu ñu paree jógee ko ci mairie bi am na lu ci topp la ca topp ñu toppaatee loolu nag li ko def moo ñu juboo nekk benn bu ñu xeex suñu biir bu ñu xuloo suñu biir bu ñu boddoxante bu ñu ne kii maa fi jiitu kii moo fi mujj loolu amul liggéey rek moo am solo kon fu nit na nga liggéey boo liggéey pour Ngagne falu rek lépp sa wasalaam beneen bi ci topp mooy jigéen ñi jàmbaar lañ wax dëgg yàlla parce que nit ñu baax lañ waaye nag waxtaan bi mooy ñoom dañoo def regroupement ne dañuy jàppale ma ànd ak ñoom jàppale Ngagne Diop kon nag ñooñu ñu baax lañ ñu jar a jàppale lañ. damay wax rek li fi Zal Diop waxoon la dernière fois nee na Ngagne Diop moo wax alors carrément ne képp kuy ànd ak moom ren ba déwén te kenn gisu si boppam na nga bàyyi dem seeti leneen loolu je pense que y a pas plus quelqu'un précis que ça donc ñun ñu ngi nangu donc loxo bi ngeen ñu tàllal ñu ngi koy nangu bu baax a baax a baax di tam def lépp pour que ñu jàppale le maire donc côté boobu moom bu leen si am sax kii lay xel ñaar ñu ngi def lépp pour incha allah jàppale maire pour que mu mën ñu réaliser suñu kii ñuy soxla yëpp. beneen point bi may wax c'est toujours les dames vraiment dama bëgg si c'est possible elles sont bien organisées ñu jàppale leen te vraiment yàlla tax ay jàmbaar nañ elles sont bien organisées donc bu leen poussé tuuti rek incha allah dinañ dem moo tax nag mënuma wax nii si mbooloo te ñoom du mu leen jiital. ñun dañoo sonn dañ leen di koy waxati encore mënoon nañu takk ay brassard rouge di def comme ñeneen ñi di dox fu nekk mais duñ ko dul def c'est pas question que parce que dañoo gën a civilisé ñeneen non 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 mais dañuy dox comme ni ñu ko war a doxee te dañoo bëgg ngeen déglu ñu nag waxuñu pour ngeen dégg après ngeen jël dugal seen poche ngeen toog non dañu bëgg lu ñu leen wax ngeen yeggee ko maire xam ni carrément que fay am na ñu fa nekk ñi nga xam ne dañoo soxla te pourtant que lu mu leen di wax encore élection yaa ngi ñëw di ngeen ñu soxla comme ñun ñu leen soxla comme je peux dire que ñun du ma ne sax suñu soxla nañ leen sax mais yéen da ngeen ñu ngi soxla kon donc bëgg naa lu ñu leen di wax fi ngeen yeggee ko maire ñun sant yàlla mi ngi nii amul ndox xooleen suñu yaay yi toog nii ak suñu mag yi toog nii boo leen fii xëy see fajar si dañuy yéenu ba mel ni on dirait que nekkuñu fii Dakar pour quelle raison man je crois que fu ñu toll si jamono bu ñu toll dépassé nañu milieu boobu noonu zone boobu tolluwatuñu sur biir Dakar imaginez tey nga ñëwoon tey si suba si tey yéen mi yor télé bi ak rajo bi tey ngeen filmé tey gars yi di root ngeen dugal ko tey ñu ne leen pourtant lii c'est Dakar dañu leen non mais attends fan ma ban participant si Dakar xanaa kan foofu kon amulee nit te pourtant que fii am na ay kër am na ay lotissement bi jàll na ba ci biir jusqu'au fond lu mel di wax ni boo leen ko welee suba ngeen ñëw ngeen avancé ngeen xool di ngeen gis ni lotissement dem na ba ci biir am na ñoo xam ne te fondement kese lañ teg
te pourtant bëgg nañ dëkk boo ko laajtoon boo demoon laaj seen borom ñeen leen ankay bëgg naa dëkk mais amul courant amul ndox xoolal nu mu lënd mais fii à part heure bi nii déjà nii heure bi kenn du génn yéen sax yéen mu ngeen constaté nii nu mu lënd mais xam ngeen ni fii léegi-léeg yéen ñu fi nekkal yëpp ku ñu fi yónnoon sa doom léegi-léeg heure bi nga leen xanaa bëggoo sama doom noo koy yónnee guddi gii nii te pourtant que ñun nañu insister leen maire waa sant yàlla nee nañ dëgg nag soxla nañ sa loxo keroog waxoon naa leen fii ñun ndoxu teen la ñuy utiliser si ngeen nu mu tawee nii boo leen wiiroo léegi-léeg ngeen dem ngeen xool teen dañoo mab bu ñu nooroon teen mab nañu parce que lan la mënutuñu tenir te pourtant yaakaar naa ne ñun fu ñu toll waxu teen waratuñu ko waxaat sax robinet la ñu war a di wax keroog waxoon nañ ne bu ñu fi amoon même benn robinet mbedd sax ñu géré ko benn robinet mbedd bu ñu ko fi amoon dañ ko doon gérer nicement ngeen war ñii lu ñu sonn xam nañ luy seen coono ndekete ndax lu ñu leen jox ñi ngi koy sàmm mais amuñu dara dañu leen koy wax amuñu dara dañuy xëy root si suba root ngoon finalement da nga ñëw nga fekk xale bu ndaw nga naan kii am na 30 ans fekkee ne xoolal amul sax même pas 25 ans parce que dafa root ba yaram bi bàyyi te loolu ñu foo dañoo dépassé loolu ngir yàlla dëgg nag bëgg nañ ngeen yeggee maire loolu ndox mooy suñu premier souci nag instant dafa leen koy wax éclairage bi deuxième te encore fii délégué waxoon na ko fii nii am nañu jàkk mais amuñu mor te fii comme ni ñu koy wax rek dëkk si kër am na kër bu nga jëm nag te amuñu sax kër bu mujj te loolu war nañ ko mën a am fi parce que mënoo jógee fii chaque fois nga war a dem ba fan jéggi tali dafa sore ngir yàlla rek lañ la wax ngir yàlla boo leen yeggee leen maire suñuy doléance bu leen ko jël rek bind si kayit ku nekk dugal sa poste nga yeggee rek nga toog nga ne fàtte woon naa parce que lu ñu la wax ñun nag suñu carte la ñu am rek ndax ñu fi ñëwoon di résidence yi xam nañu effectif bu fi nekk ni ñu toogee suñu carte la ñu yor ku ñu teg loxo ñu wala ñoo la gën a gore mais nag ku ñu wan ni non ok damay ñëw def juste figuration rek ab ma dem sama yoon ñu wala ok ñun tam suñu carte la ñu yor rek dañuy daas fanaanal ñëw leen ñu ànd liggéey boo leen bëggee ñu dem dañuy dem mais boo leen bëggul ñu topp leen rek dañ leen di bàyyi ñu def seet keneen ku ñuy topp kon nag boo leen bëggee mu neex ñu gën a jëm kanam bu leen neexee sax mën naan sax mu doon seen base fii sax su leen neexee day fekk ngeen def fi dara parce que ku fi jiw dara nga góob ko ku fi jiw dara doo fi góob dara ñu loolu lañ fi nekkee di gën a jégalu encore si kàddu yi nag jërëjëf. ñu nekk disponible ci lu jëm si luy développer la commune de Bambilor du tey lay dogo ñëw fii keroog ñëwal naa ko fi fekk mu am fu muy dem ma wax leen ne Libaas dina fi ñëw yàlla dogal na tey la ko yàlla tudd mu ñëw te diggante démb ak tey ku la si wax ne jigéen ñi dañu organiser def la invité d'honneur nga ne dinaa ñëw kooku vraiment ko disponible moo koy def kon Libaas yàlla na yàlla fay sa xol ñu ngi lay gërëm si turu honorable député maire ndax maire il est transversal nit la koo xam ne kenn ku ne mën nga ko jógal mais yow da nga si xër da nga si amul morom loolu moom ñun ñi nekk ak moom jiitu ko si politique tette ko si politique ba egsi fii ak moom ñuy ànd xam nañu ni nga taxawoo maire yàlla na yàlla fay. di nuyu Ndumbe Balde wax na ko léegi c'est la présidente des jeunes dames de la commune de Bambilor jiite na lu ëpp ñaari junni jigéen les jeunes dames falu ko boppam jigéen ñi ñoo ko wóolu fal ko muy jigéen boo xam ne mën na góor koo xam ne njeeñ rek lay dundeem njeeñ lay nokkee Ndumbe ma ngi lay gërëm di la sant nga nekk ak Awa Faye sama professeur laa ko tuddee nit ku baax la elle est tellement joviale la koo xam ne boo waxee ak moom reyam ngay njëkk a gis. manqué loo xam ne il faut ñu uti ji defal leen ko yàlla dogal nag njeeñ la yàlla teg natt muy le magistrat de la commune de Bambilor le premier magistrat te xam na doléance yi nekk fi léegi bi xale bi wax ne bu leen këyit bu leen ko bindee def seen poste ma ne ko ñun amuñu poste dañuy transmettre directement mën nañoo toog li ngay wax mu ñu koy transmettre moom mu koy dégg pour wal ne ñun lantinoor duñu téye diw ndax li tax ñuy dox di ñëw si quartier yi doléance yi quartier yi am moom la ñu xool ndax fii xam nañ ne sañcaan la ëllëg ndox mi bu ñëwee courant bi ñëwee sant yàlla gi dina gën a baax ñu ngi sant yàlla ndax mu ngi may wér ak wérle mais buñ demee tey ba mu am ndox ba courant am defe naa ne sant yàlla bi gën a yaatu dina dem si tund wi yëpp xale bi wax na ko léegi fii ay extension la extension nag dañuy xalaat ni ñu ñëw dëkk fa mais am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi hésité pour dëkk ndax gisaguñu ndox ci suñu courant
te loolu incha allah dina am ah nit nag boo ne dinaa digg suba moom moo am te yàlla dogal loolu suba amul dañaa yaa ko fi digge woon on va transmettre lu comme ni mu ko waxee maire yëg na ko xam na ko libaas mi dina ko wax moog libaas bokk fu ñu yeewoo te bu jógee fii bala moo tëdd kër dina dem si maire ne kat foog ma yebaloon lii ak lii laa fa fekk moom dinañ si tontu beneen bi mooy cimetière yi bind nañ depuis daaw jéeg ça fait 2 ans ministre de l'urbanisme man maa recevoir ko fii ñu demandé que un cimetière municipal ndax Bambilor ça ne fait pas 2 hectares ñu bëgg a recevoir communes yi yëpp wala ñu recevoir Bambilor ak les cités yu fi nekk loolu mënul nekk moo waral ñu ne maire bind na depuis ça fait 2 ans ñu ngi koy suivre pour que ñu am cimetière municipal boo xam ne sur 30 hectares la bi si des wax na ko léegi mooy délégué quartier muy seen jàkk ji nga ne 150 mètres carrés la am na terrain yoo xam ne mi ngi leen ñu ngi dendi avoisiné ko buñ ko amoon ñu mën fa def borg mais nañ koy xamee mooy wax ko libaas kan moo ko moom wala boo nga xamee ki moom parcelle boobu boobaa moom dina ko dox auprès du maire ba ñu mën a fexe ñu ngi am une extension de la mosquée de sant yàlla. les délégués de quartier man mi wax ak yéen je suis un délégué de quartier de Ndiassane kon samay naataango délégué de quartier li ñu wax ni tey kenn ku ne boo sañoon booy bale commencé sa buntu kër li ngeen wax ni c'est normal wax nga lu jëm ci quartier bi li fi manqué monsieur Guèye wax na lu jëm ci jigéen ñi li jëm ci jigéen ñi nag yàlla indi na leen King Baba wax ngeen ko léegi mooy ñëw jàppale doomu aadama sans calcul xam nga nit bu fekkee ne yàlla dafa la nattu ngay joxe loolu mënoo ko bañ da ngay dox sax nit ñi dab la nga jox leen yàlla dogal ne aussi la présidente des femmes mi ngi toog muy nu béjjéen keroog tuuti wax na leen ko ne leen ñu organiser rek ñoo neex a dimbali te yéen da ngeen a organiser masse boo xam ne am na ëpp na juróom-benn fukki nit ngeen taxaw bëgg a jëm kanam bëgg a liggéey pour dimbali seen borom kër dimbali seen njaboot ma ne Ndoumbé ngi fii te Ndoumbé dinañ teg si yoon bu soobee yàlla yonent bi leneen li ñu say wax mooy maa ngi gërëm ñi fi jël parole yëpp ndax li ñu wax olof dafa wax ne boo bëggee foo joxoñ sa baaraam jant ba feeñ fa sa loxo bu mooy penku li tax ma wax loolu Imam Diagne wax na ko léegi mu ne Njeeñ candidat yi bari nañu mais ku yamugul Njeeñ fi amul te loolu moo am man sama rakk la maa ngi léegi moom maa ko jiitu si administration bu ma defoon réalisation fukk ak suñu équipe bi ñu yor moom bi mu ñëwee def na téeméer loolu nag si xolam la ak jëfinam la xam lu muy def ak population kon dama ne doléance bi fi am moom mu réaliser ko am na góor ko wax mu ne du ma dem tëdd si benn néeg ma fekk kuy teg baraag maanaam damay tox si baraag bi bâtiment bi ñu ma fekkoon nañ ma fa bàyyi ma tëdd fa mooy diggante Njeeñ ak ñi muy xëccoon bâtiment bu taxaw la nit ñaa ngi fi fanaan di fi yeewoo doo fekk kuy daaj baraag nga ne xaaral ma dem si baraag bi donc loolu moo nekk kon nit ñi dañu fexe ràññee ki lay liggéeyal nga gis muy réaliser ànd ak moom moo gën ku ne boo ma faloon day supposé rek day commencer à zéro kon dama ne nit ki nañu yeewu muy xale yi nga xam ne tey yàlla dogal na lii ñu yor ni ñoo koy mujj ëllëg bu ñu leen di tracer da ngeen ñu war si ànd bañ a jël rek mbir mi def ko benn cri de cœur defal ma wala ma defal la du noonu. ay di nuyu ñaari chef de quartier yi nga xam ne jël nañ parole sànq. di jël nag nuyoo jigéeni quartier bi yëpp di ko teg si loxo madame Kane nga xam ne mooy seen invité d'honneur di une grande responsable politique au niveau de l'APR l'Alliance pour la République madame Kane ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu tamit femmes yi nga xam ne ñoo organisé programme bi jël nañ kàddu sànq mooy ñaari quartier yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal parce que programme bi démb rek lañ koy moo tax sax délégation femmes yi toll nii di nuyu ki nga xam ne moo jiite suñu délégation buñ ko tuddee rek tudd nañu honorable député maire muy Libaas Ba la King Baba man bi ma koy tuddee King Baba ay kaf laa ko jële woon waaye nag defe naa ne tur wi nuru na jëmm ji si jëf ji mais aussi si waxin bi di nuyu nag suñu doyen ki nga xam ne moo ñu jàngal politique à bas âge muy Zal Diop gën nañ doléance yi tombé na si noppi garmi tey defe naa ne kenn war fi woon jël kàddu si délégation bi kenn nit rek bu Zal nuyoo bu Libaas jëloon kàddu rek wax ji mën na faa yem parce que woon ñoo des femmes
tey Libaas li muy def si jigéen ñi ñëpp gis nañ ko au niveau de la jeunesse gis nañu ni Libaas di def si jigéen ñi tey fépp fu maire mënul dem Libaas mën fa teg tànkam jeune bi wax sànq dane gagnant gagnant la waaye tey defe naa ne Libaas ba muy jóg élection locale waxuñu ko ba Libaas di jóg waxuñu date échéance locale Libaas dafa yàgg def social pendant les 6 ans yi nga xam ne maire mu ngi nekk si commune bi ba ñu nekk suñu 7e année boobu defe naa ne xalaatuñ ay ndomb tànk xalaatuñ maire toogaat fi kon defe naa waxuma maire mais moom li mu si man dina ko def parce que quartier bu mu jaar si biir comico yi am na lu mu fa def kon kooku tey bu toogee fii bu zaal nuyoo rek moom lañu war a jébbal suñu kàddu ñun ñëpp ñun ay conseillers municipal lañ di siège si commune bi ànd ak maire pendant 7 ans di voté ndaw budget tout le temps mais tey buñ jëlee en tant que conseil jël suñu kàddu jox ko dafa am lu tax parce que nag politique dafa ànd ak action politique dafa ànd ak dëggu politique dafa ànd ak déglu politique dafa ànd ak organisation te loolu lay def si samay kàddu commencement kàddu dama fàtte nuyoo délégation bi ma àndal muy ki nga xam ne mooy Khady Comico tey bu ma taxawee Comico defe naa ne moo fi waroon jël kàddu parce que ñun en tant que ay jeunes dames dañu am nañu organisé woo dans chaque quartier y a des sociétés mi nga xam ne mooy jabaru Zal kooku defe naa ne kuy ut financement muy jeune dame muy grande dame muy Amazon si loxoom ngay jaar parce que bu dajale sa dossier si loxoom nga koy teg kon defe naa ne organisation bi am na mais il faut ngeen am reconnaissance juridique muy récépissé loolu madame Kane xam naa dina leen si jàppale bis boo leen amee seen récépissé boo leen si jaaree si kaaw Libaas King Baba li ngeen bëgg dinañ ko am boo leen jaaree si jeune dame yi tamit li ngeen bëgg dinañ ko am li may wax rek mooy sa élection locale lañ jëm defe naa ne tey ki fi nekk ku nekk si ñun ñi quartier ba nga ne liggéey nga ko ba mokk waaye buñ jógee di dem si yeneen quartier yi pour ratisser large tey Libaas gorom 2 ga mu dëkk lam fa war a def nag gorom 2 amatul opposant maire ku nekk nag mën ngaa bind si réseaux sociaux yi mais ku ne xam nga kala man Libaas ba mu jubee ba tey gis nañ un grand changement au niveau de gorom 2 gis nañ tamit changement yi am si village environnant yi de même que Bambilor ak feneen kon Libaas li ñu man rek en tant que ay conseil ñu ngi lay jaajëfal ñun amuñu sa fay ak ndaw du nuy imam ak ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy délégué de quartier di sant yàlla nag bi mu ñu indee sant yàlla dama ne dañuy sant yàlla bi mu ñu indee sant yàlla ñu fekk fi ay nit yu nite ay nit yu discipliné xam nga ay jigéen bu ñu la invité man boog du moins bu ñu ma invité damay sawar a dem parce que en réalité aujourd'hui li téye développement Sénégal c'est vous les femmes yéen la donc boo leen fi woowee Ndiagne Diop mu yabal fi délégation bi dafay sawar a ñëw ànd ak yéen ci li ngeen nekk ak ci li ngeen bëgg ak ci fi ngeen jëm c'est ça la réalité Libaas bi c'est mon frère c'est un ami du ñu fi lim li nga xam ne moom lay def il est obligé de le faire parce que yàlla moom moo ko def loolu da koy def mu neex ko il va le faire mu naxari ko il va le faire c'est ça la vérité c'est dafa am ñoo xam ne noonu la leen yàlla bindee c'est le prototype de Ndiagne Diop am na ñoo xam ne ils sont esclaves des préoccupations des populations que ñu nekk ay maire que ñu bañ ko nekk ils seront toujours là pour la population c'est ça la vérité mais man li ma amal solo mooy dama ne nous ne serons pas là du fii du faneen du ñu dem fenn di campagne xam nga lu tax dañuy dem waxtaan ak nit ñi c'est-à-dire li ñu tax a jóg du campagne nous allons discuter avec les gens si li nga xam ne ñoo ko bokk parce que yàlla dafa dogal ñu bokk commune Bambilor bokk benn destin gaal gi ñun ñëpp ñoo ci embarqué bu demee ñu dem mais bu suuxee dañuy suux c'est ça la vérité yàlla dogal non ñii xam na Zal xam na li may wax c'est-à-dire je ne mâche pas mes mots man ak ñoom dama nekkoon xale ñu may tette ma nekk ak ñoom ci parti socialiste bañuy dem fa lañ ma bàyyi élection da doon am sax ma continuer ñoom ñu nekk fële ba yàlla dogal ñu mujje waxtaan ba juboo te fëkk mu yombul mais nag du ma dof c'est-à-dire damay suivre doomu aadama j'ai vu nit ki bi ñu ko joxee commune bi c'était pas évident parce qu'il y avait rien mu commencé à jëm Z il a fait donc mi-parcours sinon ça on peut dire que déplacé na en termes de réalisation
parce que fii nag dara mënul nëpp on est là les étudiants ne me démentiront pas école yi ñu ngi jot seen wàll jàkk yi ñu ngi jot seen wàll ak yeneen secteurs yi ak yeneen secteurs yi je pense que ki commencé foofu ba toll fii bu ñu ko continuer gunge incha allahu rabbi on verra le bout du tunnel. maintenant nag li wér te wóor mooy si fi nu jëm am na ñoo xam ne naturellement du ñu nangu gis li fi ne ils seront toujours des saboteurs parce que li leen amal solo mooy seen ay intérêt crypto personnel waa ji ot-toi je m'y mets jóge fi ma ñëw toog non c'est pas ça c'est-à-dire nous avons besoin de quelqu'un koo xam ne dafay xam lan mooy préoccupation askan wi naam lépp mënul roosandoo mais au moins mu ciy teg des pas et des pas bakara incha allah rabbi ci kàttanu yàlla lépp di saafaraw. J'ai beaucoup aimé le discours du gosse tout à l'heure c'est-à-dire nit di ngay wax li nekk ci yow li nga sentir il faut le dire c'est ça la vérité mais pourquoi j'ai dit mais dama ne mais parce que aussi xam nga li gën a bon ci politique mooy dinaa def nangam bu ëllëgee boo ko diggee doomu aadama yi boo taseeg ñoom te réaliser woo ko dootoo mën a siggi xool leen ci ay bët et je suis presque sûr que Ngagne ne le fera pas ce qui est sûr et certain mooy on prend bonne note moom xam na li ñu ko fale dara jotu ko du dof xam na li ko war en vis-à-vis des gens il va prendre bonne note on va le rendre compte et je suis sûr et certain que li ko teree nelaw ci àdduna mooy li nga xam ne mooy jëmee doomu aadama yi kanam te bii bu demee c'est une doléance qu'il va prendre en compte même bu fekkee ne je dis même Ngagne bu fekkoon ne nit ñi wataluñu ko bu yàlla dogalee kii gis nga ki ko watal ak ki ko watalul xàmmeewu leen li mu xam mooy askan wi ñoo ko ñor préoccupation askan wi ñoo ko ñor ci la war a dox te loolu moo tax ñu fal ko et je suis sûr qu'il va le faire incha allahu rabbi donc pour ne pas monopoliser xam naa ay yeneen occasion dina am ñu dellu si fi gën di waxtaan ak yéen parce que affaire bi du campagne dañuy yeetante nous allons discuter entre nous te développement wu Bambilor commune Ngagne Diop la yàlla jiital mais le développement de notre commune ñun ñëpp koy porter c'est-à-dire il faut affaire bi daal aussi kenn ku nekk da ngay apporter sa pierre si édifice bi mais tëdd naan monsieur le maire rek non da ngay jóg monsieur le maire jóg ñëpp a jóg ñu xàcceendoo dóorandoo yëf yi jëm kanam si kàttanu yàlla je vous remercie. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu imam bi jëkk a wax maa ngi koy nuyu di nuyu ñaari chef de quartier yi wax tamit dégg nañ seen doléance je pense que doyen Zal tontu na si lu bëri Ndumbe tamit tontu na si. ñu dugg ci sujet bi rek. Ndumbe fàttewuma la Ndumbe Diène je pense que grand frère am Daouda Seck Diène ñoo bokkoon benn classe ak Maguette moom sama xarit la donc lépp c'est la famille rek c'est la famille dañ leen jóg ñun ñëpp c'est la famille dañ leen jóg mais King Baba mi bala may commencer moom daf ci am benn rôle bu dafa am benn visage bu bees bu mu indi si politique gu Ngagne Diop sànq da ngeen wax gorom amatul opposant à cause de King Baba mais je pense que c'est pas Gorom seulement c'est la commune de Bambilor qui n'a pas d'opposition à cause de King Baba loolu la yàlla dogal tey nag dinaa def tuuti de la météo politique je pense que météo politique comme ni naan dina taw te dinaa xaw a def météo politique comme discours yi ma fi dégg sànq je pense que mooy discours le jeune qui a parlé tout à l'heure donc di ko wax ne opposants yi dañoo am benn discours bu ñuy tenir te discours boobu ce n'est que de la manipulation politique lu tax ma wax ko fii fan ban dëkk gisul dëkk boo xamante ne tey jii dinañ def protocole pour mën a ñi bëgg dëkk si dëkk boobu ñu mën leen jox suuf bu ñu dëkk wax leen ma rek fu mu amul ci Sénégal te ñoom seen discours lu muy def gars yi dañuy jaay suuf loolu du discours parce que tey ki moom suufam def protocole nit ñëw dëkk si fu ko mu jaay ko ci lu leer nañ kooku lu fay lu ñaaw ba fu ñu dem dañuy def discours boo xamante ne c'est pour manipuler les populations te loo xamante ne ñoom bu ñu ñëwoon ils vont faire la même chose loolu mooy météo politique.
bu ñëwoon ils vont faire la même chose parce que tey jii mënoo dëkk te doo viabiliser sa dëkk defar ko nit ñi ñëw dëkk si fi loolu c'est impossible. donc pour ma bañ ñeneen jaar fi di wax loo xamante ne c'est de la manipulation politique gis nga li fi nekk nañ ko conserver jéem ko defar li fi nekk nag mooy député maire Ndiaye Diop moo fi nekk li mu fi def nañu xool li manque ñu jàppale ko ñu mottali ko mais ñu bañ a détruire il faut éviter la politique destructive c'est pas important Sénégal tolluwul foofu comme ni ko doyen Sall waxe sànq mënuma ñëw nga yéeg dugal ma ci ndéeg boo xamante ne dañ ko defar ba mu baax nga naan ma wàcceel dugg ci baraak muy senn ñaawalu ma ñu dëkkul si baraak de parce que ñun ñëpp ay nit lañ ñaawalu ma tamit waxuma tamit loo xamante ne day ñaaw ci ñi jëkk ci néegu ñax déedéet ñun ñëpp si néegu ñax lañ juddoo mais damay wax ne nit du yéeg ci benn niveau bu nga bëgg ko wàcciwaat ne ko kaay ma yëgal la si niveau bu gàtt ma wàcc la si niveau bu gàtt loolu képp kuñ ko dof képp kuñ ko wax da ngay am sa xel xam ne li ñu lay wax waxul naxaate la donc li si nekk mooy nañu li fi nekk nañ ko téye ak suñuy loxo te dëkk bi nag ñun ñi ñëpp ay doomu dëkk bi lañ am fi ay mbokk ñeneen ñëw fekk si ñu nekk suñuy mbokk commune Bambilor am benn liggéey bu mu def boo xamante ne Sénégal ñëpp xam nañ ne commune Bambilor liggéey bi mu liggéey ak doole ji mu am si communes yi par rapport ak les autres communes ñëpp xam nañ ne loolu Macky Sall sax da ko rafetlu donc loolu nañ xool nuñ ko téye surtout les jeunes bu leen nekk di def comment dirais-je ngeen folie de jeunesse di dugg ci ay erreurs yoo xamante ne ëllëg da ngeen di toog di ko rëccu donc li fi nekk nañ ko téye jàpp ko ak suñu fukki loxo bu ñu gisee nag loo xamante ne nag manqué na te nekk si compétence yu mairie bi lu mu man dina ko def loo xamante ne du compétence am dina fexe par rapport à ces relations ñu xool ni ñu ko rectifier pour mën ko defar. Imam ñu ngi lay nuyu di nuyu délégué de quartier les 2 délégués de quartier spéciale macha allah wanete nga yoon wi yàlla daf ñu tettee mu andil la teg ñu sa loxo nuit et jour muy guddi di bëccëg defee leen nii waxee leen nii doxee leen nii wax dëgg yàlla yal na la yàlla yàggal sunu kanam tey nag dañoo bëggoon waxtaan tuuti rek par rapport ak li tax nu ñëw fi tey moom mii doyen Sall Diop lépp lu am gannaaw yàlla moom la moom ak Imam Diagne lii nag la doon séntu ci ay kilifa bu leen yàlla defee ñuy ay kilifa mu jox leen ay njaboot li leen war toujours mooy di leen teg ci yoon. Imam Diagne déglu na la sànq sa discours kontaan nañ ci bég nañ ci am lu ñu si jot a taataan ainsi que les 2 délégués de quartier sant yàlla dégg nañu li nga wax ñu ngi koy rafetlu bu baax waaye nu bëgg rek par rapport ak jàkka ji ak morgue bi ngay def comme doléance ñu lay ñaan bu dee xam nga ki nga xamante ne moom 2e parcelle bi nga fexe nu am contact ak moom jéem a waxtaan ak moom par rapport ak seen mbébét boobu. waaw kon incha allah nga gis doyen Sall Diop nga fexe jox ko contact am naa contact ak moom waxtaan ak moom par rapport ak loolu yàlla mën nañu suturaal ci kaw loolu. beneen affaire bi ci des mooy la dame présidente famille dégg nañu seen doléance mais yàlla daf leen jàppale parce que tey fii nu taxaw nii madame la présidente mu ngi nii à côté de man madame Sall Diop mu ngi fi donc tous les financements yi génn au niveau de la commune de Bambilor ñoom ñoo ko yor
kon comme dégg naa ne da ngeen organisé wu muy GIE ak leneen lu mu mënta doon concerté wu leen ak moom ngeen waxtaan ak ñoom lépp lu nu mën a def vraiment pour soutenir leen incha allahu taala pare nañu pour loolu. déggal lii tàccu leen loolu. beneen affaire bi si des mooy les jeunes ana jeune bi. Cheikh Sané Cheikh Sané dégg nañu say doléances on est entièrement d'accord ak yow waaye dañoo tollu moment bi nga xamante ne tey am na lu ñuy wax ak yow day nuru ne politique la ñuy wax ak yow or que tel n'est pas le cas da ngeen fi ñëw ci commune u Bambilor ngeen ne ay taxawaay yu bees ngeen li nu mën mooy woo ngeen ñëw nañu seet si leen ubbi suñuy nopp ubbi suñuy bët déglu leen dégg nañu seen i doléance ci kattanu yàlla lépp luñ ci mën daan ko ci def mais Cheikh bëggoon naa nga ñëw fii nu waxtaan par rapport ak li nga xamante ne da nga ñu ko wax tout à l'heure mu ngi ñëw que ne bëggoo ñu wax nu bind def ci ay poche merci mais dañoo bëgg tey nga xam ne li ñuy dox ñoo ko bokk ñun ñëpp ñun koy doxee noonu la war a yow ba tax tey na am lu ma la jox lu joxante rendez-vous samedi prochain incha allah ci kattanu yàlla boo ci liggéeyee nga andil suñu résultat ay gor nga séqal. waaw Cheikh ana moom ana où sont les fiches Abdou kan ma yor fiche yi jox ma. lii nii da nga ciy liggéey samedi prochain ci kattanu yàlla mooy sunu délai ak yow. sunu ñooy G yi nga indi li nga xamante ne moom la ñu sasoog yow. waxtaan naa ak Imam Diagne laaj naa ko fan la tuyau bi yem mu ne ma tuyau bi mu ngi fii ci kanam ci tali bi kon liggéey ci samedi incha allah bu nu gisee jëlal contact Khalifa ngeen coordonné sunu demee léegi daanu gisee kilifa bi samedi incha allah nu xool nu ñuy def. kon loolu. voilà nu xamee ko noonu sëñ Cheikh. madame Ndoumbé Diène dégg nga daam yi lu nu wax. kon tey sa ñëw fi du hasard. jëlal note madame Diop ñëw ngeen gis ngeen lépp taxawu leen kon nag Awa Faye ñu jéem a xool nuñ siy jàppee. les dames am na ay lingeer Ndoumbé Diène wax na tout à l'heure ngeen coordonné ak moom dana fexe ngeen coordonné ak madame Ba ngeen jéem a xool nu ngeen mën a jàppalante ngeen xam ne li nu ñor mooy sunu gox li nu jëm lan la match de football la question de gox la du présidentiel li nuy woote nii nag ci la ñu mën a jaar vraiment pour soqali sunu gox nañu xool ki nu amal njëriñ nu tekk sunu mairie bi kooku mooy kan mooy l'honorable député Ndiagne Diop kooku mooy kan mooy kii défendre c'est son bilan Ndiagne Diop tey su leen neexee nuit et jour ngeen oo ko suba ba jant soo chaque dëkk mën a défendre lu mu fa def. éclairage bi Sané gisal ak Khalifa dana andi Seydina ngeen xool ñaata lampe moo lañ fi war a def incha allahu taala daan ko def balaa sant ci kattanu yàlla. kon pour nu bañ a guddal Habib Loum ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp taxawaay bi rafet na kontaan na bu baax Imam Diagne daanu gën a yaatal ci kattanu yàlla ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam.